ملكية حلى آدمي خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ñoo ngi sant yàlla bu baax a baax bi ñu mayaatee wér tey ji ak kartan ba ñu mën a teewaat fii si suñu dëkkub maam bi muy dëkkub maam Cheikh Thiénaba di célébrer ndoo ak moom lii ñu naan korité foofu rek la ñuy joggi di ñaanal Baye Cheikh Thiénaba Baye Serigne Abdourahim Seck yàlla may ko fan bu gudd ak wér gi yaram et que mission bi mu yoral maam Ahmadou Ndack Seck mu doon une réussite totale parce que bu ko yàlla mayee ndam si mission bi rek mooy ndamul Thiénaba la ndamul tarixa bi yëpp la donc dañ ciy profité wu baalu àq ñëpp di baal àq ñëpp di waxaat rek loo xamante ni waxoon nañ ko dañ koy waxaat ko muy lii di commune Thiénaba mu doon loo xamante ni daf ñu ñor lool ba ñu doonee xale ba léegi et constat bi ñu def depuis des années maanaam bu ñu arriéré fii ak fukki at wala fukki at ak juróom si ba ñu gémmee mën naa ni si politique xàmmee lu baax ak lu bon ba léegi jàpp nañ ni commune Thiénaba seqiwul benn pas jëm si développement commune bi nag lu tax seqiwul benn pas jëm si développement mooy nit ñi nga xamante ni tey ñoo fi nekk wala ñi fi nekkoon bëgg a ñëwaat tey jii bu dee commune bi am na problème rek jàpp naa ni ñooñu liggéey bi ñu waroon a liggéey yëpp defuñu ko ñun nag suñu mission bi ñu war a accomplir aujourd'hui si commune Thiénaba mooy ñu fexe ba telle sorte que rupture day am rupture nag mooy lii fi doon jaar lépp ñu jàpp ni baaxul ñu dakkal ko foofu une nouvelle génération bu bees ñëw si politique ay loxo yu sell yu yees yu bees di ñëw tool loolu nag du ni man Khalifa Ndiaye kese maay toog sama roq ni man kat maay def lii maay def bu ma ko waxee damay nax askan wi mënuma ko du ni sama beneen moromu jeune rek mooy toog fële def ko pour ñu réussir cette mission là il faut que ñun ñëpp di ay ndaw commune Thiénaba ñun ñëpp di ay ndaw ñun ñëpp nga xamante ni parti politique yi lañ bokkuñu parti politique ñoo ngi dans la société civile ñu bana boole suñuy doole def une équipe dynamique parce que li ma gëm mooy adduna bi fii mu toll actuellement kenn nit yor cuggal guyam comme lii fi am nii di doxal amatul fenn ab équipe mooy doxal équipe boobu noonu di indi ay stratégie di xalaat di jox ay orientation ki nga xamante ni équipe boobu moom la jiital muy maire en tout cas de mon côté man loolu laa gëm un programme bien défini incha allah ñoo ngi ko doon liggéey te dinañ ko partager ak ñëpp ñi nga xamante ni jàpp nañ ni jeunesse bi yëpp war nañoo ànd mais une équipe dynamique et pour équipe boobu di une dynamique am du ku ne day toog sa kër rek il faut nit ñu séq ay pas dem def ko man à partir de korité gi incha allah moo ñu tënkoon képp kuy ndaw nekk si commune Thiénaba dinaa la dem seeti ñu xool nan lañ mën a àndee képp kuy acteur de développement nekk si commune Thiénaba dinaa la xool nan la ñuy àndee ànd bi nag nañ ñun ñëpp ñu jël suñuy bannière politique teg si biti ànd bi nag nañu jël suñuy intérêt personnel teg si biti ànd bi dañoo war a jiital intérêt exclusif commune Thiénaba ñu defar une équipe comme ni ma ko waxee woon rek parce que équipe mooy doxal te jeunesse bi nii gis nga bu ñu fexee ba suñu mission bi ñu échoué ko mooy fexe ba cette classe politique pourrie bii fi yàgg nga xamante ni depuis ay décennies ñoo ngi fi ñu fexe ba nekkaat fi ci élection locale yi mooy Thiénaba moom c'est fini politiquement Thiénaba c'est fini parce que dinaa ci ñëwaat faaw ma wax leen que gis nga boo jëlee tey nga def un tout petit peu de géopolitique Thiénaba man dama ko diviser par ñaari parti ñoo fi am ñaari parti mooy maanaam ñi fi ne ak ñi fi newoon ñi fi ñamoon bëgg a ñamaat parce que ñoom jàpp nañ ni affaire bi gâteau la ñi fi ñam nii nekk fi bëgg a tàllalaat seen loxo ak ñi fi nekkoon ñam ba pare ni bëgg a ñëwaat ñam ak ñi nga xamante ni kenn mësu leen a dégg ci dara muy ay loxo yu set di doomi ay Thiénaba yoo xamante ni foo dem zone boo dem ñoo nga fa secteur boo dem nekk fa mësuñoo intérêt aussi affaire politique ñëw ni tey dañoo war a defaraat askan wi ñun nag ci côté boobu lañ bokk dinañ ko gën a yaatal dinañ ci gën a waxtaan et que ma ñëwaat ci côté boobu noonu ñi fi nekk parce que il faut pas ñu naxante gis ngeen le président de la république toog na benn instant mu def lu journée de l'emploi de la jeunesse avant loolu sax am na lu ko jiite woon mu def journée des cleaning day ba mu ko wootee gis ngeen ñi fi nekk rek mooy politicien Thiénaba yi nga xamante ni seen bopp rek a leen intéressé ku si ne daw na dajale sa ñetti nit sa ñaari ginaar jox leen ku ne benn bale ñu bale nga photo daw yóbbul président wala nga dem photo yóbbul ay responsable yoo xamante ni nekk supérieur pour que defar sa image yow foofu noonu alors que population wu Thiénaba amuñu leen luñ si bénéficier bi cleaning day bi jeexee gis ngeen président de la république woote waat ne journée de l'emploi def ko fële si Diamniadio dès l'instant que mu pare loolu gis ngeen fii politicien professionnel yëpp maire bi fi ne dajale na ay nit nax leen dem jël une structure privée parce que une banque c'est une structure privée gëm leen ni leen ay affaire financement la leen def gis nga une banque si day def li ñuy wax opération marketing banque li loo ko mën a jox
gënalu ko lu dul nga ni ko ah ñëwal dinaa la dajale nit ñi nga waxtaan ak ñoom xool nañ nga la leen def financement mais du état wu Sénégal moo fa jaar ni da koy def loolu parce que loolu naxaate la. gis ngeen aussi tamit keneen ku fi nekkoon dajale ay nit indi benn booy boo xamante ni politique lay def comme moom parce que amul benn responsabilité étatique bu koy permettre mu ñëw naan ñu imposer naan ñu kii war naa delluwaat si mairie loolu nag ñun waa Thiénaba ñoo ko war a jeex te ñooñu may wax nag politiciens yu yàgg yooyu noonu dama toog di jàngat barki démb ma xalaat sama xel ni ñooñu coûté nañu état du Sénégal ñaari parce que Thiénaba tey boo ko jëlee ñaari poste la ñu am ci état politique muy les 2 postes de haut conseil ñaari poste de haut conseil boo leen jëlee xam nga ñaata la ñu coûté état du Sénégal coûté nañ ñu 240 millions ci 5 ans yi nga xamante ni toogal nañ ko jàpp nañ ay haut conseil la fa ñu toog 240 millions ma jàpp ni 240 millions yooyu noonu dépassé na budget Thiénaba ma jàpp ni bu doon Thiénaba ñor na leen bu doon affaire patriotisme moo leen di ñor salaire bi ñuy am ku si nekk di nga am 1 million 200 plus 300 000 yoo xamante ni carburant la ak oto bi ñu la jox ma jàppale ni bu leen Thiénaba ñoroon Thiénaba taxaw bañ fal leen dinañ au moins man de personnellement bu ma yàlla dénkoon ndombal tànk loo xamante ni si politique la jógee si Thiénaba dinaa fexe ba au moins 1 million 500 yooyu may jox dinaa si wàññi 500 000 wala 700 000 wala ma xaaj ko jël ko ni ah poste de santé bee dañuy dem ba parfois dañuy am ay problème mu coton pour faj nit ñi poste de santé bee amul un médecin boo xamante ni dina doon spécialiste yenn domaines yi ñu mën nañ ko xaalis boobu mën nañ koo jël ni ah jox nañ ko poste de santé bi ñu jël si médecin boo demee école Kelle Gueye ba na lee xale yi ñoo ngi dans des abris provisoires nga dem Ndiané gis xale yi dañuy jàng naaj wi di tàmpe parce que seng bi leen wër noonu dafa bëtt carrément nga dem école Sëñ Ibrahima Seck bi xale yi pour ñu composer dañuy laaj seen yaay juróom ak juróomi dërëm yow ngay am 1 million 500 par mois 1 million 500 comment dirais-je million ak téeméeri junni muy dugg sab loxo te kenn xamul fu mu jaar askan wi ba pare nga ni askan wi ñor na la bu président ne A nga daw dajale waa Thiénaba ba photo leen dem yóbbu président bu président de B nga dem dajale waat xale yi loolu nag naxit boobu dafa jeex et pour que naxaate yooyu pour mu jeex nag ñun kese ñoo ko mën a jeexal muy jeunesse bi bàyyiwuma benn parti politique gis nga c'est un devoir man li ma gëm jeunesse bi c'est un devoir aujourd'hui ñu taxaw tem lii fi nekk ñu balayee ko indi fi leneen lu bees loo xamante ni du kenn moo koy doon du ñaari nit mais une équipe dynamique boo xamante ni la jeunesse secteur clé boo jël si Thiénaba dina si participer et incha allah man en tout cas de mon côté dinaa si bay sama waar du ma toog rek di xaar ku ma seeti dinaa jël sama tànk seeti ñi nga xamante ni war naa leen la seeti te ku ma si seeti tamit dinaan la jël sa tànk ñu ànd man ak yow aussi ñi ñu seeteegul ñu ànd ba nga xamante ni dañu am les assises de la jeunesse et bu boobaa dinañ déceler benn programme bien défini boo xamante ni équipe dina génn gis nga ay nit parfois il faut ñu bàyyi ambition personnelle yi parce que bu intérêt Thiénaba taxawee rek du ni man personnel man gëwuma lool ni man Khalifa Ndiaye personnellement maay doon maire gëwuma lool li ma gëm mooy nañu toog waxtaan ba buñ toogee ñun ñëpp ku ne xam na lu waay man ñu jox ko Thiénaba gis ci boppam en tout cas maa ngi guddal bu amul ay question loolu laa bëggoon a jooxale rek non dafa il faut dafa am ñaari mbir yoo xamante ni il faut ñu dissocier lépp gis nga carrière u sable bi ñu détourné je pense que bu dee loolu ngay wax xeex bi am na ay mag bu dee carrière sable bi ñu détourné ba ma waxoon ko depuis 2017 loolu c'est un combat citoyen man li ma gëm du combat politique parce que man carrière sable bi 2017 bi ma si waxaat si bi ko population bi jëlalee seen bopp man dama dem daliwaat si leneen parce que loolu laa bëggoon mais xeex boobu c'est un combat citoyen nag citoyen bu ne nga am 60 ans nga am 90 ans nga am 100 nga bokk ci génération politique boobu mooy décrier mën nga ci bokk mais quant à politique personnellement man li ma gëm mooy il faut que ñooñu bu dee Thiénaba ñor la leen li ñu war a def mooy ñu ñëw encadrer jeunesse bi bu dee am nañ conseil bu baax ñu jox leen ko mais waratuñoo taxaw di jéem a tàllal seeni loxo parce que li ñu mën def nañ ko en fait non mais li ma wax kay c'est clair wax combat citoyen xam nga doo ñëw ni kii laay àndal citoyen bu ne tu as plein de droit ñëw ni damay xeex ak à ma manière xam nga tey carrière bi ñu ko détourné bi nit ñi réunion nit du fa ñëw nga ni ko da ngay génn parce que fee nga bokkoon quant à problème politique nag ñun ñooy xool ni nga xamante ni jàpp nañ sànniwuñu leen mag ñooñu li ñu wax ci mag ñi mooy maanaam tàllal loxo waratu leen li leen war mooy ñu ànd ak jeunesse yi accompagner leen mais sànniwuñu leen rek ni duñu wax ak ñoom duñu ànd ak ñoom mais li ñu bëgg ci ñoom te di ko xaar ci ñoom bu dee Thiénaba ñor na leen mooy nañu encadrer jeunesse bi orienter leen fexe ba ñu am une équipe dynamique boo xamante ni Thiénaba da ciy gis boppam. man benn jafe-jafe rek laa gis mooy suñu appartenance politique yi gis nga parti politique
ñun waa Thiénaba li ñu boole moo ëpp doole que li ñu parti politique yi di boole. yàlla dañoo boole ñu bokk benn territoire bu ñu dëkk di naan ci benn ndox ku ci faatu sa morom moo lay taxaw loolu nag loolu dafa doon un lien fort boo xamante ni parti politique yi amuñu gis nga te ma lay wax benn mbir ma koy waxaale jeunesse bi yëpp gis nga du PDS la ay Thiénaba am fii problème ñu lekk suñu xaalis wala élèves yi mënuñoo jàngi wala forage bi panne du PDS mooy ñëw duñu ko defaral du APR bi nga xamante ni moo nekk pouvoir du moom moo ñu koy defaral du et cetera du réew mi du Pastef moo ñu ko defaral mais population commune Thiénaba ñooy ñëw di ñu ko defaral donc il faut que pour que problème bañ il faut que jeunes yi ñu départir tuuti ci parti politique yi jiitere benn intérêt mooy intérêt wu commune Thiénaba parce que élection locale loolu lay wax maanaam élection locale maanaam ñi nga xamante ni ñooy yeewoo ci askan wi donc il faut que ñu bàyyi parti politique yi jiital intérêt wu Thiénaba pour que ñu mën a ànd ñun ñëpp ku ci nekk la nga mérité xam ni place bi yow yaa fa gën a compétence Thiénaba ñu jox la ko ñu doxal et bu ñu la ko joxee aussi tamit lii fi xew avec maire bi fi am dootul ama jox la nga yor sa cëggal guy dàq adjoint maire yi jël say nit yi bopp teg leen fi et puis am na loo xamante ni dinañ ko waxaat tamit le secrétaire municipal c'est quoi son rôle dans tout ce qui se passe dama lay wax parce que Thiénaba aussi tamit bu ñu bëggee wax nañu waxante dëgg y a beaucoup de choses qu'on connaît ici là am na mbir yu bëri yoo xamante ne xew na fi ñu koy wax nag lan mooy rôle am et que di ko artu aussi tamit parce que commune Thiénaba bu ñu la fi defee nga doon secrétaire fii ci maire bi daa am noo war a dox am foo war a yem am fu sa tànk war a yem nit nag boo lànkee sa tànk war a egg foo xam ne waru fay egg dinañ ko dam non ñoo ngi ciy wax d'abord damay féliciter waat encore conseil yi d'abord ya fa njëkkoon a nekk mën naa leen citer sax ñoom Gora Ndiaye ñoom Modou Dione ña fa nekkoon sa biir di xeex mais aussi collectif bi nga xamante ni ñoo jëloon xeex bi di ko xeex parce que ñun ñëpp ñun lañ ko doon defal mais bàyyiwuñu gis nga dafa am lu ñuy wax temps wu wax dénonciation ak temps wu justice dénoncé nañ depuis 2017 laa commencé woon moom dénoncé nañ ba ma dénoncé gis nañ ni mu demee bi ñu passé dénonciation aussi porté nañ plainte au niveau du procureur tribunal de Thiès donc boo porté plainte aussi tamit da nga naan rig toog xaaraale xool ba xam yoon li muy def parce que dañ ne ci réewu droit lañ nekk comme que porté nañ plainte l'affaire est pendante devant la justice nañ xaarandi ba xam lu ñuy wax. d'abord loolu la à partir de parce que ni ma waxoon rek ne korité gi koor gi moo ñu tënkoon. dès demain am nañ une grande rencontre yi si ñu leen fi invité wàll yooyu yoon ñëpp koñ bale fële war nañoo dajal askan wi yée leen aussi tamit wax leen ni ñu bëgg si askan wi loolu dañ ko jiital rek parce que suba dañ ni il faut ñu def benn activité mais bu ñu jógee foofu bala ñoo defaat beneen activité li jiitu mooy laytaay yi mooy ma jël sama tànk du ma xaarati kenn ndaw bu nekk si commune bi acteur de développement bu nekk ci commune bi ma dem jëli la waxtaan ak yow te ku ma ci dem seeti tamit du ma ni la dama laa seet si rek bàyyi la dinaa jéem a fexe ba ñu waxtaan ba ëllëg bu ñuy jóg man ak yow ñooy ànd seeti ñetteelu nit bi nga xamante ni bu ñuy génnaat ñeent la ñuy doon en tout cas programme bi suñu jàmme pour le moment loolu la fexe ba fédérer tous les jeunes bu ñu paree foofu noonu de toute façon ñun defaroon nañ suñu programme mais duñu suñu programme bi ñu defoon rek mooy jàll dinañ ko proposer waat jeunes yi ba illaa bu dee am nañ assemblée de jeunes ñu proposer leen ko buñ ko amul aussi tamit ñu xam ni lii moo am mais en tout cas am nañ ci yaakaar ni dina am chaque samedi incha allah dinañ wàcc ci askan wi chaque week-end dinañ wàcc ci ak sa askan wi luñ leen mën a yee luñ mën a jàpp ci soxla askan wi en tout cas daal jour par jour semaine par semaine mois par mois ba 23 décembre 23 janvier 2021 incha allah amul benn jour bu ñuy jëlalate en tout cas bu ñu naan lancé campagne ñun lancé nañ suñu campagne. exactement oui en fait boo leen déggee sama njàngan sama lalla ñun boo gisee doore déjà parce que nit dañ naan nit lu muy woote na sa ne boo gisee les actions sociales yi ñuy def sax ñun on a ciblé les écoles. xool les élèves yi nga xamante maanaam li xamante li ñëpp bokk ko parce que ñun loolu lañ gëm gis nga ab dëkk boo ko bëggee dimbali da ngay attaquer li ñëpp bokk def ko fa muy les infrastructures la santé les compétences transférées nga def ko fi ñun noonu lañu fas yéene doxal non jubbanti te duñu am si muy Youssou Mbergane bi d'abord gis nga dafa am loo xamante ni ab société bu ñëwee si ab commune di fa implanté wu daa am lu ñuy wax responsabilité sociétale de l'entreprise maanaam tey man bu ma doonoon maire Thiénaba ma toog société bu toll ni Youssou Mbargane bi war a implanté wu Thiénaba dinaa ni ko école Thiawaare bi kat kenn clôturé wu ko yoonu wi jëm ngomeen bi
amul benn tali bu fa ne et cetera maanaam da nga koy jox ay tracé ko ni ko lii di nga ma clôturer l'école ñii ay baykat la di nga mën a defal ab forage ñii di nga leen ma defaral lii mais ñii nga xamante ni ñooy joxe suuf yi ñi ko jox ñu mel ni Youssou Mbargane ñooñu loolu intéressé wu leen xam nga lan moo leen intéressé millions yi ñu leen di jox ñu damm ko seen poste mais ay responsabilité sociétale de l'entreprise xamuñu ko sax boo demee parce que intéressé wu te yemul foofu si Youssou Mbargane sama ndijaay la leen ñu jox chinois yi la leen ñu jox chinois yi c'est digg naa ñu ne bàyyi boo xamante ni presque 99 ba personne n'est capable tey fii ñu toll jox ñu les termes de référence du contrat amul benn gis nga chinois yi leen ñu yor fële waroon nañu leen a fixer ni leen chaque année di ngeen dugal tant si keesu commune wala chaque année di ngeen ñu defaral ñaata école wala di ngeen defal forage parce que ay milliards lañ fay jëlee ay milliards ñoom nag dañuy jël suñu commune di jël ay milliards ba pare te ñun amuluñ ñu benn njariñ loolu nag lu ko waral mooy ay njiit yoo xamante ni intérêt wu bopp ñëwee waxtaan ak yow nga jox ko 100 millions mu damm ko ci poosam moo koy gënal mu lay wax ay responsabilité sociétale de l'entreprise ngay defali école yi kii forage ñun nag loolu yooyu yëpp la ñu bëgg ni bu ñu ñëwee dañ koy jubbanti gi nag pour que mu gën a wér parce que nit dafa dafa doy waar tey mën nga wax ba ñëw ñu jox la nga ni kee la doon def na ñun nag pour encadrer loolu ba du mën a am dañuy def équipe nag ku si tarxiis sa morom dinañ la xëccaat la ni la tarxiisal pour que yu mel nii dootu fi am en tout cas daal li ma mën a wax mooy Thiénaba a trop subi Thiénaba dafa sonn et pour que coono boobu des bu jeex nag il faut que ñi nga xamante ni dañoo takk répp si ban bi ñu génne leen teg leen ne leen indi leneen lu bees loo xamante ni Thiénaba des am na loo xamante ni du ma terminer te wax si muy lotissement yi nga xamante ni am na fii si sa bu dee sa question da nga am question sur loolu lotissement yi am fii si tali bi dama leen di wax gis ngeen maire boo xamante ni am na loo xamante ni parfois jërul am xam-xam sax pour comprendre il faut juste nga def benn analyse bu ndaw maire boo xamante ni dañu la yow juróom-ñaari weer moo la dese juróom-ñaari weer moo la dese pour sa mandat jeex juróom-ñaari weer moo la dese sa mandat jeex nga ni coûte que coûte mu jaral la nga dee yow coûte que coûte lii nga xamante ni moom kese la Thiénaba dese ci suuf yow di nga ko dagg nga ni di nga ko dagg coûte que coûte te juróom-ñaari weer moo la dese yeneen maire yi nga xamante ni xam nañ lañ mooy responsabilité maire yépp xam nga li ñuy préparé fii nii ñoo ngi en train de décrire leur bilan ni lii laa fi def pour présenter ko askan wi leeral leen ni lii laa def mais koo xamante ni amoo bilan boo présenter et puis maire du dagg suuf kese daggu suuf d'abord si c'est prérogative ba mais du loolu mais Thiénaba programme maire Thiénaba ba mu fi ñëwee ba léegi li ma gis mooy dagg suuf te dagg bi di ko teg si yoon am na loo xamante il faut ñu leeral ko d'accord nañ ni dagg suuf prérogative bu maire la mais la décentralisation li nga xamante ni mooy téere bi koy tënk dafa am lu mu jiital lépp lu mu wax article bu ñu ci bind lu ñu wax concertation bi nag dafa war a doon une concertation tripartite mooy les exploitants ñii nga xamante ni ñoo yoroon suuf si di ko exploiter pendant des années beneen bi mooy le village le chef de village wala kilifa gi fi nekk beneen bi mooy les autorités locales mooy les autorités municipaux mooy maire bi conseil municipal mais léegi du conseil municipal man gisuma en tout cas jusqu'à présent gisuma conseil municipal bu d'accord ci leen léegi daal mooy maire moo jug ànd ak benn promoteur et que il faut ma leeral suñu waajur yi nekk fii Thiénaba aussi gis nga ab promoteur mooy waajoo xamante ni moom intérêt boppam lay xool sàmmul war may dëkk bi sàmmul ni lii amal na njariñ dëkk bi yoonam nekku si surtout war may dëkk bi gis nga Thiénaba maa ngi leen di wax nag samay at guddul peut-être sama xam-xam bëriwul mais gis nga bu ñu bàyyee fee jéggi tali ba ñu dagg ko ab promoteur ñu dagg ko jox ko bu ëllëgee lu leen neex mën nañ faa def te ñun waa Thiénaba duñu si man dara lu garaw jéemoon nañ ko fi si temps yoo xamante ni ku fi nekkoon président communauté rurale sama waajuru góor bokkoon na si ñi ko xeex ba defuñu ko mais gis nga bu ñu bàyyee lu leer laay wax gis nga bu ñu bàyyee fee ba ñu dagg ko parce que maire moom fee da koo jaral dee parce que am na lu laqatu si ginnaaw da koo jaral dee pour mu dagg ko malgré que juróom-ñaari weer mais ñun population bi nañu taxawul lànk borom tool yi nañu taxawul lànk et que bu ñu bàyyee ba mu dagg ko lii ma gis muy ñëw du baax dara si Thiénaba en tout cas daal ñoo ngi jàppale collectif borom tool yi dinañ nekk si ñun parce que en dehors de collectif borom tool yi intérêt wu Thiénaba moo si nekk ñàkk suñu lii nga xamante ni suñu dëkk la moo si nekk du ba affaire borom tool yi rek gis nga bu ñu wootee bëgg faa bon képp kuy Thiénaba da ngaa war a jóg bu ñu ko bàyyeeg borom tool yi parce que lay dal si yat way dal ëllëg di ñëw si ñun ñëpp lay dal en tout cas maa ngi kontaan di am mbégte lool
di santaat yéen ñëpp journalistes yi ngeen ñëw fii à chaque fois bu ma amee occasion ñëw fii dinañ waxtaan te waxtaan wi li koy waral rek mooy suñu intérêt ak suñu cofeel bi ñu am si Thiénaba parfois nag xol bi dina jóg parfois peut-être mooy dina xaw a dëgër mais jëf ji rek moo ko waral jëf ju ñaaw ji nga xamante ni comme ay golo yoo dugal cëppeel si ab tool rek depuis 5 ans loolu moo tax kàddu duy dëgër mais maa ngi jéggalu di baalu àq waan ñëpp di baalaat àq ñëpp di leen wax ni vraiment incha allah programme bi day continuer di leen fàttaliwaat rek comme ni ma ko waxee ñun moom door nañ à partir de que tey incha allah samedi bi di quartier Baye Ngoussane di quartier Mame Ibra Penda Seck fas yéene nañu dajak suñu yaay yi fas yéene dajak suñu rakk yi suñu ndijaay yi waxtaan ak ñoom te waxtaan wi li koy ëmb rek mooy intérêt exclusif commune Thiénaba ba ka nax yi nga xamante ni ñoo ngi ñu koy nax ay at bu ñu jëmee ci élection 2019 incha 2021 yi ñax yooyu jeex en tout cas ñoo ngi kontaan naat di leen sant yéen ñëpp di leen gërëm xola aadami yéen xel fatun malakiyatun